أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه السلام الله mbokk jullit yi seetaan seen émission xam sa diine si Kewel TV bi nga xam ne mi ngi bokk si njabootu Peace Communication ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax waxtaanoon nañ fi nag ay jamono ci salaatu ala nabi ak imam professeur Babacar Ndiaye tey nag dañu bëgg a ñëw si ñu koy laaj salaatul fatiha tey la ko bëgg a tàmbali salaatu yi nag bari na yonente bee mel noonu salaatu sifa ngi fi yépp a ngi fi salaatu nuriya nga fi léegi nag ñu ngi rafetlu bu baax jokkoo ak Thierno Hamidou Yoroban bi ne lii Njaay def am na solo moom nag dafay ku baax boroom xam-xam nga xam boroom xam-xam parce que lii di ko yitteewu la Thierno Hamidou Yoroban boo ngeen ko gisee si weddu Tijaan bi bu sekkoo Njaay salaatu fatiha ak ñoom Barxaam ak Sërif Asan Sise yàlla na yàlla yokk seen leer si barzax ak Cheikh Tayrou Doucouré ak Abdoul Aziz Kébé ñooñu lañ taxawoon si salaatul fatiha bi ak jawharatu kamal ak laa ilaha illallah tey nag Njaay spécialement dafay ñëwal ak ñun si salaatul fatiha aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala seydina muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk jullit yi del siwaat nañu tey ci seen émission comme niñ ko daan defee ca fan yële ñu ngi woon ba tey mbaa boog ñu ngi ba tey ci série salawaatu ala nabi yi waxtaan nañu ci quelques-uns tey dañuy jël nag salaat fatiha yi waxtaan naat ci tuuti xam naa sujet bi yaatu na lool ba yaakaar naa ne daañ ko def quelques 2 ou 3 émissions ndax salaat fatiha boo ci doon wax fii ba bés penc du jeex waane dañ cay mos tuuti bu ko defee kon bu ñu xam naa ne bu ñu génnee ci salaat fatiha bi war nañu mën a seetu salaatu shifa waxtaan parce que yonent bi dafa bari njëriñ moo tax yonent bi boo ci doon wax fii comme ni ma ko sànq ba bés penc du jeex salaat fatiha nag tey dañ ciy dellu siwaat am na yeneen émission yu ñu fi defoon salaat fatiha yi nag c'est une salade particulière moo tax ñu tudde ko la salade de l'ouverture salade bi nga xam ne mooy ubbi lu muy ubbi lu mu bon xol yi lay ubbi pour dugal ci leeru yàlla looloo tax mu jóg ndax ci maarifatu billah la salaat fatiha yi di dox mën nañ ci nag régler ay problème mu àddina mais jaamu yàlla bi moo ci ëpp solo waaw ku jaamu yàlla ba pare nag man ngaa ñaan waane tey waxtaan salaat fatiha il faut nag ñu sargal ay nit ku mel ni professeur Samb moom il faut ma tudd ko ndax moom ci sama maître yi gën rëy la bokk danañ ci tudd tamit ku tudd professeur Amadou Tall Habib Mbaye ñoo ñëpp on était de la même école am na it sama benn xarit boo xam ne bii ñu ngi koy woowe ñenn ñi fal intégral lañ koy wooye ndax il est tellement féru de mathématiques te it jàngal na ma yu bare ci salaat fatiha en particulier dinaa ci wax lenn loo xam ne lii ke moom laa ko jële donc ñooñu mënuñ leen war a tudd dinaa tudd tamit sama benn xarit c'est l'imam de la Zawiya de Fass ñu koy wax Driss Bouchepti xaatim bii ma bind fii moom ci boppam moom ma ko jàng kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant tey ñaan tamit ci wàllu science bi yàlla na yàlla nit ñi góor gis naa sax ay ñoo xam ne ñu ngi ciy dugg di def na yàlla na gën a jëm kanam yàlla na bari ay kon salaat fatiha bii wàcc na ci Muhammadul Bikri lañ ko njëkk a wàcc ndax moom ba mu jàngee aaya bi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ba mu jeex
xam na ne yàlla dana julli ci yonent bi mu def xalwa 40 ans di ñaan yàlla pour yàlla wàcceel ko salaatu boobu. démonstration bi du xaj fii tey mais beneen yoon daañu ko def ci lañ ko wàcceele salaatul fatiha mais salaat fatiha biñ ko wàcceel ak ñun bii nu xam am na quelques différences ndax moom salaatoo mu ngay commencé ci allahuma salli wa sallim wa barik donc y a des ay riwaaya yu bokkul kon salaatu bi wàcc ci bikri ak bi yonent bi jox Seydina Cheikh bokkuñ ba tey te bu muy wàcc tamit ci Muhammadul bikri bikri jàng luñ ko salaat fatiha dañ ko ci rek may ñaari may peut-être daañ ci ñëw waane yonent bi bu mu ñëwee Cheikh Diane jox ko salaat fatiha da ko jàngal donc lépp loo xam ne lii moo ngi rogalaat ci biir salaat fatiha il faut nga am ci ndigalu Cheikh Diane pour mën caa jëriñ il est bon tamit ma wax ci waxu ndigal ndax dama dégg benn sëriñ di wax ne lépp loo xam ne lii fekk naa ko muy njëriñ lu baax danaa ko jëfe waaye foofu nañ ko nuancé tuuti lépp loo xam ne lii charia la ak sunna bépp jullit ak fu mu ko mënta fekk mën na koo jëfe sans restriction mais bu dee xam-xam bu jëm ci wàllu tarixa yooyu ay may spécial la te may yooyu koon bala nga cee mën a jëriñu il faut nga dem ca ña nga xam ne ñoom la ñu may bi sinon sa yaram dina tàng te doo ci jëriñu waaw dañuy wax ne kuy dugg ci kër jaaral buntu yi aatu al buyuuta min abwaabiha loolu il faut que tamit ñu am cette distinction là tarixa ak charia ak sunna bokkul ndax bu yonent bi nuyoo Abdourahman bun Awf ne ko nuyu ba ma la nuyu nii kooku nuyoo te yaramam aramal safara boo ko nuyul doo am boobu may waaw loolu moom na leer waaw partage ça ñu ni salaatul fatiha bi buñ ko bindee xool ko bu nu ko chiffré day taxaw ci 616 616 bi mooy valeur am mais 616 bi mooy li nga xam ne moom la yàlla bind ndaxte yàlla bi muy bind benn tomb rek la nekkoon moom yàlla benn tomb la nekkoon ndax yàlla bi nga xam ne bindagul mu ngi nekkoon ci ñuy wax les amants ci amaa yooyu nag la dajale concentré ko ba génn ci waaw bii ha kubéer bi astafurlah bi mu ci génnee waaw kubéer bii muy moom dong ci la génne nag waaw bii kon mooy li yàlla bind la création se résume à waaw moom la rek yàlla teftal boppam moo tax 5 bi ci ha kubéer bi ak waaw bi di 6 moom la boole mu nekk fa leen la 11 bi nag moom la jël multiplier ko juróom benn fan yi nga xam ne yii moom la bind li mu bind ci la nekkee 66 mu nekk allahu loolu na leer bu ko defee kon salaatul fatihi bi boo ko chiffré 616 boobu li ma ci wax mooy boo c'est 2 fois 308 308 mooy tur yàlla bi nga xam ne mooy razaaxu ki nga xam ne mooy wërsëgal gaay razaaxu kon loolu daf lay wan ne salaat fatiha képp ku ko taxoo ci gàttal ñàkk moom sori na la dootoo ñàkk incha allah waa nag salaat fatiha boo koy yor nag il faut être présent lépp lu jullit sax di jaamoo yàlla il faut qu'il soit présent na am xudurul xal ndax loolu boo amul c'est comme zéro waaw pour ma confirmer ne moom mooy li yàlla bind moo tax à côté ma indi fii le waaw vocaliser ko mooy li ñuy wax baq waaw je l'écris comme je l'entends waaw boo jëlee waaw boobu dafa lay taxaw ci 13 bi mooy ahad ki nga xam ne mooy représenter l'unicité de Dieu ahadiyatullah moo tax boo demee ci laa ilaha illallah da koy def fukki ruuf ak ñett danañu ñëwaat benn yoon ci laa ilaha illallah gën ko leeral ni mu jàppee kenn yàlla gi donc 13 boobu di représenter ahadiya bi mooy waaw bi
waaw boobu nag bu ma jëlee li ñuy tuddee ñun ci sunu jargon diagramme moo may dellu ci salaatul fatiha 616 pile du noonu kon li yàlla bind mooy salaatul fatiha moo tax boo demee ca nuun wal xalam wa maa yasturuun boobule buñ ko chiffré voilà maa yasturuun bi moom tam moo lay jox le 616 wan la ni li yàlla bind yépp mooy salaat fatiha moo taxit boo demee ba yàlla yi wax malaaka yi sujjóot leen ci aadama usjudu li aadama la mu leen doon wax mooy wa allama aadama al asma kullaha jarul bi ndax loolu waxoon naa ko ailleurs boo jëlee al asma allama aadama al asma kullaha moo lay dellu si waat ci 616 bi kon nga xam ne li yàlla bind yëpp mooy salaatul fatiha moo tax salaatul fatiha danañ ci ñëw ultérieurement mooy xaqiqatul muhammadiyati ndax li yàlla bind yëpp ci xaqiqatul muhammadiyati la ko bindee loolu ultérieurement danañ ci ñëw waaye tey damay ñëw rek présenter les choses de façon simple bu ko defee bu ñu jëlee nag lii 616 mooy intitulé salaatul fatiha mais salaatul fatiha bi ñu ngi ko wàccee également ci Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu moom la ko yonente bi jox moo tax Cheikh ne maa ko moom ku ma ci mayul ndigal manoo cee jëriñu laa yuusana siira xayrina mbaa boog ak ku la faam yeeg mu xaddamam yi nga xam ne ñoo ko jox ñooy ay buntam kon ku bëgg jëriñ ci lii al fokk nga dem ci arbaab yi nga jël foofu salaat fatiha li tax ma ni Cheikh wa moom mooy salaat fatiha 616 bi boo jëlee saad ak xaalonk bi nga xam ne bi yee koy ubbi bi ma koy te ñaari uruf yi saad 60 ci fii numération occidentale xaa 8 kon 68 mu nekk 68 xaa ak xaalonk saad ak xaalonk boo leen boolee 68 mu jox la 68 68 bii boo ko dindee ci 616 mu jox la directement 448 astafurlah 548 mooy taxaw ci Ahmad At-Tijaani waaw ki ma doon tudd sànq muy Alaaji Maalik Caam moom ma indil bii démonstration kon lii def lay wax ne salaat fatiha tigi Cheikh Tidiane na ko moom ku ci manta tamit jëriñu tamit ci ndigalu Cheikh Tidiane rek nga koy defe mbaa boo ci amul ndigal boobu doo ko mën a juree donc il est bon ñu préciser wane ne ca dëgg-dëgg 548 bi Cheikh Tidiane moom salaatu bi bu ko defee nag salaatu ba mu dans son texte nii lay tëddee allahumma salli ala sayyidina muhammad 763 al-fatihi lima uxliq 1622 wal xaatimi lima sabax 1551 naasiril xaq bil xaq 591 wal haadi ila siratika al mustaqim 1309 nga yéeg ko ci nag wa ala ali xaqa xadri miqdaaril azim mu jox la 1877 taw ci 7713 7713 boo ko xoolee 77 la et 13 bii mooy dellu ci ahadiyatu allahu 77 bi moo lay jox lu ñuy wax huwa allahu muy ñaari tur yi tur bii nga xam ne mooy nekk ci lëndëm bi moo doon huwa bale ak tur bu mu feeñe mooy allah boo leen boolee mooy 66 plus 11 mu jox la directement 77 kon salaatu fatiha dafay dox ci ahadiyatu illahiyati moo tax ma ni la boo ci amul ndigal doo ci jëriñu ci maarifatu billah kon fii rek nga mën a jaar ndax kii salaatu fatiha mooy jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li xew yépp ci salaatu fatiha la jóge daañ ko newaat 7713 bii nag mooy limu texte bi nga xam ne 108 araf la
ndax boroom xam-xam yi dañoo werante ci salaat fatiha ñaata wuruf la. Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu moom 108 araf la jàpp mu taxaw ci 7713 di nga gis nag ñoo xam ne ñii d'accord nañ ci bay ñu indi 7714 ñii ñoo jàpp ne salaat fatiha pour des raisons didactiques ci la ñu yokk fii 1 mu ñëw fii mais toujours 7614 doon ñoom dañ koy wéyal ci 108 araf yi ñenn ñi ne 111 araf la mu taxaw ci 7716 maanaam bii dañ ci yokk ñetti araf 108 boo ci yokkee 3 mu jox la 111 araf ñu tënk ko ñoom ci 7716 ñenn ñi ne non du 116 araf c'est 114 araf dëppoo ak alxuraan ñooñu ñoom ñu ngi am 7746 ndax ñetti araf yee ñoom dañ ci yokk ñetti yaa par exemple buñ ne alfatixi lima wa ala ñoom dañu indi fii alif indi fii wa ala alihi nasiril xaq waaw wa miqdaarihi ñu indi foofu benn yaa xaqa xadrihi ñu indi fii benn yaa noonu lañ koy defee ba am les 114 araf bu ko defee ñoom seen lim mu ngi taxaw ci 7714 donc ñetti lim yi boo ci jël baax na mën nga ko liggéey léegi nag salaatu faatiha boobule mën nañ ko dugal ci xaatim bii laay wax ne l'imam de la Zawiya de Fass moo ma ko jàngal muy Idriss bu Setti moom tam nitu yàlla bu rëy moo ko jox boo xam ne yàlla moo ko yenkewal ci boppam bii nag yaa ngi duggee yaa fataahu mooy taxaw ci 489 fataahu yi nga xam ne mooy aji ubbee ji boo ko chiffré 489 ngay duggee kon da ngay duggee 489 mais particularité xaatim bi mooy Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo koy dundal moo koy véhiculer ndax Muhammad ngay doxe ci biir boo jëlee 489 déglul bu baax nag li may wax 489 plus 92 mi nga xam ne mooy Muhammad mu ñëw ci 581 581 boobu la boo ci yokkee tamit 92 mu jox la 673 nga yokkaat ci 92 mu jox la 765 nga yokkaat ci 92 mu jox la 857 plus 92 mu joxaat la 949 nga ñëw ci case bi yokk fii 92 mu jox la 1041 mooy taxaw ci alxaatimi nga yokkaat ci 92 mu jox la 1133 nga yokk ci 1002 nga yokk ci 92 mu jox la 1225 kon fii nga xam ne mooy xaaye bi 1225 foog naa 200 ruux lay jàpp parce que boo del diviser par exemple par 5 fii daf lay jox 2 je retiens 2 mu joxaat la 4 je retiens lan 2 mu joxaat la 5 245 mu taxaw ci arruuhu l'esprit du noonu l'esprit kon salaat fatiha ci loolu lay doon mais pour retrouver sama 7713 da ngay gis ne bu ma defee sommation yi lépp dafay taxaw ci 2571 boo demee fii tamit ce sera pareil parce que c'est un carré magique léegi 2571 multiplié par 3 mu delloo si waat la ci 7713 bi nga xam ne mooy salaat kon nag xam naa ne foofu la ñuy terminer léegi dama leen di may benn dog ci ñi nga xam ne ay tijaan lañu Cheikh na Ahmad Tidiane dafa nit il est venu pour sauver l'humanité moo tax mu ni même ku dul tijaan may leen ko salaat fatiha ndax salaat fatiha koo ko jàng benn yoon sa yaram araam na ci safat wala looloo tax ñu ne képp ku dul tijaan may leen ko fukki salaatul fatiha mu di ci barkeelu waaye ñi nga xam ne nag ñoom ay tijaan lañu may naa leen ndigal ci ñu jëfe xaatim bii ak ñaanam maanaam ñuy liggéey
salaat fatiha 100 fois na ñuy liggéey salaatul fatiha 100 fois waane boo tegee xaatim bi ci sa kanam nga def téeméeri salaat fatiha boole kook ñaan boo ko defee incha allah du ma ne sa aajo yëpp dina faju de waane la ci ëpp dina faj salaatu boobu da nga koy boole salaatu tun jiina boo ne allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim salaatan tunajjina biha min jamii al-ahwaali wal-afaati wa tahdi lana biha jamii al-hajaati wa tutaqiruna biha min jamii sayyaati wa tarfahuna biha indaka ahla darajaat wa tuballighuna biha aqsa al-hajaati min jamii al-xayraati fi l-xayaat wa ba'da al-mamaat benn nga jëlaat salaat fatiha benn boolewaat koog ñaan gi benn ba muy 100 lii nag bokkul ak yow mi nga xam ne yaay tijaan lazim ak wasifa c'est en dehors de ça foo fi amee jot mën nga ko fi def mais nga def ko à l'aube avant fajar moo gën lii ku ko taxoo fa lilahi alhamdu lépp ay baax kon bu ko defee nu yem fii bu beneen nee ñu dolli leneen toujours ci salaat fatiha ñu defaat une deuxième émission ci salaat fatiha nag gën def ay explication yu gën a xóot ñoo ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñi ñu mayee nopp nuy wax jërë ngeen jëf yàlla na yàlla barkeel suñu lépp ci barke salaat fatiha. alhamdulilah mbokk yi ñoo ko déggandoo salaatul fatiha ngoo ko professeur jërëjëf lu ma si fàttali rek mooy dafa am zahir am baatin am baatinul baatin si bu ñu nëbb nëbbaat ko yàlla dolli sutura yàlla barkeel à la prochaine fois lii njaal benn la rek